ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax donc tey ñëw bi nga xam ni dañ ko ñëwaat fii ci hôpital bi je pense que ñëwoon nañ fi daaw defoon fi benn acte boo xam ni demeewul woon sax noonu donc ren ñu ñëwaat fi ren te daaw bi nu ñëwee woon ne dañu bëgg a nekk ambassadeur xale yi nga xam ni ñoo feebar sunu yaay ji nga xam ni moom mooy directrice hôpital bi daal ñu koy may boobu ba tey suñu xel nag du jug ci xale yi mais occasion bi heure bu amee rek ñu war a mën a indi loo xam dañ koy bokk ak xale yi dañ leen koy indil parce que ñun suñu àdduna yëpp noonu la on vit pour faire rire alors ñi wér te mën seen bopp ñooñu la ñu mën a faire rire mais ñi nga xam ne dañu feebar te nekk ci hôpitaux yi dafa am beneen xeetu reetaan boo xam ni moom la ñuy jéem a fexe pour ñu reetaan mooy jéem a xool nu ñuy def ba jàpp seen ay soins ñu wér wala xool naka la ñuy def ñu gën leen mettre ci ay situations yu baax donc loolu moom yaakaar naa ne mooy suñu xeex te chaque fois ci la ñuy nekk donc cette année nag dañu doon commencer am benn suñu frère di suñu mag di suñu kilifa di PDG Doro Gaye daal di gis liggéey bi nga xam ne ci la ñu nekk moom comme ci social la nekk mu ne dafay ànd ak ñun daal ñu ci gunge nañu nag ci lépp nag moom ak waa Xëppil Xool gunge nañu ci actes yi ñu def yëpp dem ci prison ba dem ci université dem ci mbedd mi fu nekk ñu dem fa mu ne nag hôpital bi dafa bokk ci li nga xam ne da ko gën a ñor donc li ñu ko ne dañ ko soxla yëpp moo tax ñu woote woon laaj lan lañ gën a soxla ci hôpital bi ñu wax ñu ko ñu daal di koy wax mu jël li nga xam ni moom la am daan ñu jox ñun tamit ñu def li nga xam ni moom lañ ci war a def yëpp tey ñu daal di ñëwaat fii ci hôpital bi te je pense que ñëw bi dina am ay ñëwaat parce que hôpital bi dañ ko def li nga xam ni moom mooy suñu objectif bi njëkk nu ñëwaat nag fekk fi beneen soxla bu ñu wax ci hôpital bi mooy suñu bloc bi nga xam ni bloc bi nekk en cours ñu koy construire mu xaw a yéex lool suñuy doom ak ñëpp mën nañ fee ñëw donc ñu ni tamit dina bokk ci yitte boo xam ni dañu ko wax fu nekk parce que ñun wax la ñu mën dinañ ko wax fu nekk te bu ñu waxee yaakaar naa ni dinañ ci bàyyi xel ñu wax ko fu nekk parce que xale yi moom duñ leen seetaan ñu sonn wala ñuy feebar te duñ leen mën a faj surtout faj bi gën a gaaw tey daal li tax ñu teew fi tey lii la woon yaakaar naa nag man bu nekkul wax pour ambiance ak animation wax yi dafay xaw a métti ci man donc wax naa yaakaar naa li ma mën bu dee am na lu ci xaw a sikk mbaa lu xaw a dëng ñu ngi tuubaat bu baax quand c'est sensible moom c'est pas moi man non stress lay dund donc loolu daal moo waraloon ñu teew fi tey directrice di kontaan ci équipe bi nga àndal ñëpp man tamit di bég ci équipe bi nga xam ni ñoom laa àndal ñu wàññi nag suñu effectif bu baax parce que hôpital la ñu jëm te xale yi ñun ñëpp buñ fi nekkee dañuy fàtte ni ci hôpital lañu nekk ndax ñun fu ñu nekk ci ambiance la ñuy nekk donc ñu wàññi effectif bi indi naa ñaar ñoo xam ni tamit dañ leen a brief ñoom tamit bu baax a baax neen hôpital leen jëm en tout cas daal lii moo waral suñuy ay tànk tey sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax di ñaan yàlla tamit yàlla na yàlla yokk xale yëpp ñu wér waaw. salaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ngi sant yàlla bu baax tey ci fukki fan yi mujj ci weeru Ramadan. ñu recevoir Abba ak son équipe Abba mi nga xam ni neme woon nañ ko déjà il y a 2 ans de cela ambassadeur des enfants hospitalisés de l'hôpital d'enfants Albert Royer mu ñëwaat fii ci anam bu ëpp solo encore parce que defoon na fi ay jéego yu am solo tey mu ñëwaat indi benn don bu am solo ci hôpital Albert Royer li gën a neex ci don bi Abba di indi mooy chaque fois bala moo ñëw daf ñuy laaj li ñu soxla nit ki boo koy dimbali da nga koy laaj li mu bëgg ñu ne ko dañu bëgg ñu dollu suñuy banquette parce que dañuy tàmm di wax ne hôpital Albert Royer bés bu set 300 xale dañ fiy dugg fu 300 xale di dugg daanaka juróom-benni téeméer nit moom ngay suuraale gën gaa néew ndax xale yi dinañ ànd ak seen yaay wala ñu ànd ak seen yaay ak keneen donc banquette yi luñ ci am gën a am rek mu gën ñu arrangé mu teg ci ay consommables yoo xam ni day jëm directement ci faju xale yi mut ay cathéter ak ay seringue ci wàllu dundin alimentation mu indi loo xam ni day dem directement également ci xale yi ñu ñëpp xam nañ ñu bu ñuy seeti maladie dañuy yóbbu fruit yóbbu meew
donc mu laaj ñu wax ko lool tamit dañ ko bëgg mu daal di koy indi en quantité très importante donc geste bi rafet na ni mu ko defee aussi rafet na ñi di ko ñaanal lépp lu mu man ren yàlla na ko yàlla yokk déwén ñaanaloon nañ ko mu ñëwoon fii bi mu ñëwaatee dafa gën a yokk période bii nga xam ni nit boo ko lebelee day fay benn fii yàlla dafiy fay ay fukk am ci bés boo xam ne sax nee nañ da koy multiplier ba juróom-ñett fukk ak ñaar ñi juróom-ñett fukk ak ñett kon xéewal yooyu nga xam ne yàlla moom la wax ci contexte bi yal na ko yàlla defal ko équipe bi yëpp ak ñi ko fekkee yëpp comme ni mu ko ñaane tamit yàlla na ko yàlla nangul mooy xale bu fi dugg rek yàlla na wér ak jàmm salaam ñi profité occasion bi tamit pour remercier encore le personnel de santé wax leen jërëjëf wax leen jaaraama ci effort yi ñuy def yëpp mais ñaaxaat leen tamit ñu gën a xam ni métier bi ñu yor métier bu metti la métier bu noble la surtout nag bu fekkee ay xale lañ ko sekkal ñu gën a patient encore gën a endurant en l'envers des enfants malades mais aussi à l'endroit des accompagnants yi nga xam ni ku sa doom feebar rek da ngay daal di jaaxle tey nag tàmm nañu toujours di nangu rek mais tey madame Ngom Abba dañ koy jox benn cadeau dañ koy jox cadeau boo xam ni dina ko mën a wane mën nga ko daaj ji Ndeye Khady madame Ngom mu servir d'exemple ñëw na di travailler ak direction ku travailler ak direction travailler nga ak état l'état ne peut pas tout faire dama doon waxtaan sànq ak suñu CTE moom lañ amoon réunion ne finalement booy définir état kan mooy état boo demee ci définition restreinte bi ba définition élargie bi dinañ xam ni l'état c'est tout le monde ñun ñëpp dañ bokk ci état le développement nag commence par les ressources humaines et de qualité donc tableau baa ngi nii loxo bi mag di soutenir loxo bu ndaw pour dire que xale dafa am ay droits UNICEF tëgg ko ci 10 parties wala fi di ko wax ci 7 parties ñi da nga koy yar da nga koy yiir da nga koy yee da nga koy yor da nga koy aar da nga koy yemale gannaaw boo ko yiree donc les 7 yooyu muy les droits des enfants yoo xam ni français yi ñu ngi koy tëgg wala UNICEF ci 10 parties lu mel noonu nag taxawal nga ko tey donc tableau bii suñu reconnaissance la fu la neex wane ko nga xam ni vraiment Albert Royer nommé na la ci ambassadeur ñi nga xam ni ñooy jàppale xale yi de façon voilà volontaire et très prompte kontaan nañu ci sama làmmiñ nag na ngeen xam ne xale yi Sénégal yëpp parce que c'est un hôpital de référence ñu ngi leen di remercier le conseil d'administration vous remercie mais le ministère de la santé et de l'action sociale et le gouvernement du Sénégal parce que ñu leen représenté fii kon jërë ngeen jëf. maa ngi lay delloo ziar bu baax di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna di nuyu surtout Sénégal 7 di ñaanal ñëpp jàmm ñu ne ci hôpital yi yàlla defal leen wér ñu ne ci prison yi ñu génn ku nekk ci torof yàlla teggi lépp ñëpp am jàmm am xaalis am salaam. waaw sa digganteeg Abba lan la. waaw sama digganteeg Abba nag mi ngi mel ni nga ni oto ak moteur waaw xam nga oto carcasse gi la moteur mooy li koy dawalal man ak Abba loolu la kenn du dem bàyyi morom bi. kuy oto bi ak kuy moteur bi. Abba mën naa ko def moteur bi man carcasse gi laa maa topp ci ginnaawam di daw waaw. lii mu ñëw fii tey ba nga gisee xale yi lan nga yëg yow. waaw man nag li ma fi yëg nag dama xam ni
ñu bari dañoo war a sant yàlla parce que ñu bari sant yàlla weesuwul nga ñëw fekk ci hôpital bi ay liir yoo xam ne sax dañ leen a tabax wékk leen ay nit yi lu miti daal nga fiy gis kon loolu delloo xel ci yàlla lu la yàlla def rek nga sante ko yàlla dañ naan ku doon séddale di nga xeeb seen cër xaw ma noonu lañ koy xam déet waaye lu doy waar la daal lu doy waar la ñu bàyyiwaat xel ñu nekk ci hôpital yi te xam ni sonn nañ trop. lan la lay def tamit nga dugg ci benn salle xale yi jóg ak lu ñu tëdd jóg bëgg laa gàttandu ba seen yaay yi daaw di la jëli ji naan la kaay uyu xale yi loolu lan la lay def. waaw loolu nag mbégte la ma def parce que lu toll ni malade médecins yi mënuñoo am ci moom sax pour mu jóg man ñu seen ma rek ñu reetaan jóg kon médecin laa quoi. tey damaa jàpp ne tey maa ngi dëggantaan médecin laa mën naa faj parce que xale boo xam ne mi ngi tëdd ci lal bi lu yàgg a yàgg moom munul jóg mu gis ma mu jóg mu woo ma jaar ci sama tur yaay ji dafa mujj kontaan woowaat ma ni ma waxul boobu ba léegi faale wuñu kon mu gis la wax ak yow rek kon contentement la quoi waaye dama ci sant yàlla bu baax a baax mu sedd sama xol lool. daa mel ni fu mu toll nii war ngeen a réaliser ne li leen war ci réew mi surtout bëri na yéen ñi nga xamante ne ay artiste comédien peut-être nga jàppee comédien sa bopp mais boo ñëwee gis réaction bi xale yi am tey ci yow war nga xam ne li leen di xaar bëri na ci réew mi. waaw li ñuy xaar nag bëri na parce que xale ku feebar gis la kontaan ree fan yee passé benn xale bu jigéen daf ma woo ni ma dama laa bëgg rek bëgguma la ngir dara waaye dama fekk sam papa dafa tëdd feebar mais kenn mënu koo waxloo mais un jour lañ jàpp télé mu wane la rek mu reetaan ci loolu rek ñu fas yéene di wut ay say théâtre di ko tegal daf lay ree ba génn àdduna kon loolu ñun amuñu fay googu amuñu fay gi quoi ñun lii daf ñu gën a ñaax pour ñu gën a góorgóorlu gën a liggéey gën a def humour yoo xam ne nit ñi di bég di ree parce que yaakaar naa nit ki ree feebaram mi ngi wàññeeku bu dee ree tout le temps waaw. nit ki ree nga def yow sa sacerdoce lii nga ne da ngay jóg pour bégal nit ñi di féexal xolu nit ñi mais boo toogee parfois gis Sénégal yi ñuy jël di utiliser réseaux sociaux yi mënoon na jël temps pour bégalante ku ne féexal sa xolu morom ñuy reetaan même bu amee lu métti sax ñu xaw ko café reetaan def ko nu daanu mu doon Sénégal ba woon bi ñu doon wax ne stress amu fi woon leneen amu fi mais bu dee léegi réseaux sociaux ay saagante ay xasante ay yàqante der ay woneyante ay awra génne ku ne di profito njëkkante yàq sa morom yow loolu est-ce que du naxari sa xol wala noo koy dundee yow sax. waaw loolu nag du ma neex parce que souvent nit ki nga am sa secret nga waxtaanee ko nit rek ci koñ rek nga dégg ko feneen du la neex asamala ku lay wili pande ci internet bi waaw parce que internet bi léegi audio yi coow li pour man ñun Sénégal la quoi pour man lépp fi la des parce que tey man musuma gis boog tubaab buy dugal ay audio di yàq morom tubaabam naan nañ ko kaa tubaab yi taluñu loolu parce que kenn ku ci ne yaa ngi xëy doxi sa waar ñëw asawumala ñun ñi nga xam dañoo yar ci diine wala yaruñu ci lislaam yaruñu ci nuñ koy waxee teranga kon pour man yàqante bi fii lu mën a ñàkk la ma koy ñaan képp koo xam ne sénégalais nga lépp loo war a def ci lu ñaaw nga sóoraale sa bopp wala sa rakk wala sa yaay wala sa parent wala ku mënti doon nga sóoraale ko ñu bàyyi lu ñaaw parce que lu ñaaw daal baaxul. mbirum kaa bi tamit kaa gi daal bàyyi lu ngeen di wax ci kaa bi. man nag kaa nag jaaxal na ma parce que kaa dama yaakaar ni. man dama yaakaaroon kaas lañ bëggoon wax ñu ne kaa. mais kaa topp problème mu jàmbur yoo xam ne moomoo ko di ci sonn man su ma ci sonnee ci samay mbir avancé su ma toppee sa problème yow di ci kaa su ma kaawee sama bopp avancé kon nañ fexe ñuy kaa suñu bopp te bàyyi kaawu jàmbur yi waaw nañuy kaa suñu bopp buñ kaawee suñu bopp avancé de mais buñ toppee kaawu jàmbur yi ca kaa boobu rek la ñuy des duñ avancé mu kooku dina romb kaawam dem yoonam bañu fa ñun ñuy xaar yeneen kaa kon nañ fexe ñun ñuy def suñuy kaawu bopp di avancé moo gën quoi. message bi lan lay doon pour sa moroomu jeunes yi. waaw sama moroomu jeunes yi nag ñi nga xam ni maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen wax nag yéen ñëpp jàpp too bàyyi àdduna pour man nekkul fii la yam parce que bari na ñoo xam ni dañuy teel a xaddi teel a bàyyi non day métti faaw mu métti door a avancé kon képp koo xam ni ci loo mënti nekk rek jàppal mu gën a wóor mu gën a garant te xam ni yàlla na ci yàlla def ndam barke maam Cheikh Fall. bàyyi ak koor gi tamit dafa mel ni am nga xaalis koor gi gàlle no stress bàyyi lii bàyyi laa coow li bëri sa wet. waaw man nag maa ngi sant yàlla man xam nga lan mooy sama xaalis maam Cheikh Fall man sama xaalis maam Cheikh Fall la man su ma amee chèvre rek damay sant yàlla
waaw lu ma banque su ma xoolee sama dënn bi si gi yam ci maam Cheikh Rafal di ko yëg di ko sentir rek am naa jàmm. tam nga def yenn rôle def ay rôle yu garaaw fecc lëmbal affaire yooyu noonu gars yi di ŋàññi est-ce que Baye war na def lii est-ce que laa ak laa loolu loo ciy tontu. waaw Baye war na ko def xam nga mu war ko def tey bi ma duggee ci hôpital bi malade bi feebar gis ma daw jóg ni ma Baye mais loolu laa ci jublu pour ngeen bég parce que sénégalais yi nga xam ne dañuy critique ñëpp mënuñu ni waaw yonent bi nga xam ne moo ñu gën suñu yaay gën suñu papa sax ñëpp neewuñu waaw kon man it ñëpp mënuñu wax waaw waaw. bu lëmbal jotee nga lëmbal ba mu soxla. déggoo lu mu laaj pour sénégalais yi bég soxla leen affaire bi. kon jaajëf. ay waay ñamaxit ñan ñoo war a ñëw. staff bi sama staff ñu war a ñëw jël image bi waaw mu ngi noonu. léegi yow pour nga interview da nga soxla staff yow. man nag en général avant may wax fenn staff bi ñoo ñu wër ma. moo lay briefé. parce que man damay wax erreur mais staff bi ñoo tax ma yegg si fii don yi 2 parties la daam 2 clan 2 man sama clan ñoo gérer jàkk ji nga xam ni moom la ñu war a joxe kii yooyu don yi mu ngi loolu. te wala posé ay question balaa ngay wax njaaxu ñëw. te wala posé question balaa ngay wax njaaxu. moo gënal moo gënal. lan nga yëg tey bi nga duggee ci hôpital bi. waaw li ma yëg bëri na maanaam fii ku ne war nga fi ñëw def sa ñaq def ci sa doole ndax boo xalaatee da nga war nga am doom te mën naa feebar ñaanuñu kenn sa doom feebar saa boo xalaatee loolu nga am doom nga ñàkk doom war nga fi ñëw def sa ñaq te xam ni bu fa sa raq nekkul sa jarbaat waaw mu ngi noonu. bi nga duggee gis xale yi tamit di daw di dal sa kaw génn nga ñu woowi la pour nga ñëw ne la xale yi dañ lay laajte lan la loolu def tamit. loolu dafa rëy ci man de dafa rëy ci man lool sax ndax c'est pas donné à tout le monde maanaam gën nañ maa xamal nekkatuma n'importe qui ci réew mi te jamono ji fi jamono toll nii dèjà Aba day ànd ak yow di la wan àdduna nooy doxee àdduna nekkati ni nga war a def nii ak ni nga def. ndax ku ànd ak yow yóbbu la camp pénal joxe fa ay non ànd ak yow indi la fii ànd ak yow feneen ak feneen mu ngi lay jàngal àdduna te ci loolu la ñuy sax su ne te loolu ci laaj ñaar dërëm dana la kaay xool nga xool ndax peut-être am na fu mu bëgg nga yegg fa am na fu mu bëgg nga nekk ci am na lu mu bëgg tamit aussi nga nekk ci c'est ça. sa digganteeg Aba lan la exactement. ndax dëgg fa yàlla maanaam am na mbir yoo xam ne boo ci yàggee wax dem lu muy ndur mun na dem ba ndur sax ay dóor te or ko demeewul noonu. man sama diggante Aba dafa yaatu lool maanaam jàppale na ma ci lu ne ci lu ne ñii may xam ne damaa feebar te def nañ ci ñoom ay millions billaahi wallaahi taalaa barke alxuraanu karim. parce que parfois nga dégg gars yi di dénigrer Aba di dal ci kaw Aba mu jël benn situation xaw ko café parfois mu dal Ousmane Sonko wala mu dal Macky Sall gars yi di ko di dal ci kawam. Mais je pense que ne yow mi fréquenté Aba tu peux dire aux gens peut-être ils ne comprennent pas. dara ko ñor ko de Aba lu mu def ci humour la ko jëlee Aba lu mu wax humour la ko jëlee moo tax moom yu affaire du sérieux sax du ci bëgg wax ndax dañuy jàpp ne bu ci waxee da ciy dugalal humour c'est ça moom nii la mel de nature neex na lu mu wax day neex day kaf di ñëpp lay tooñ bàyyil président bàyyil njiitu réew mi bàyyil imaam yi bàyyil sëriñ yi bàyyil kenn. ni la mel. ni ma ko laajee Aba laaj ko Baye noonu laa la koy laajee réseaux sociaux yi boo koy seetaan yow doo tiit wala am lu la naqari. tiit naa lool fi nii tiit naa su mu nee tiitu ma maa ngi fen tiit naa lool ci jamono ji dëkk bi doxee tiit naa lool billaahi wallaahi taalaa barke alxuraanu karim tiit naa lool ndax chaque jour nga gis loo yéem chaque jour nga gis loo xam ne da ngay taf sa gémmiñ c'est ça. léegi loolu est-ce que du la def xol bu naqari yow mi nga xamante ne reetaan loo nit ñi. moo la tax a jóg chaque jour boo xëyee gis ñi ñeneen ñu jóg di yàq ay nit. waaw mais loolu mënut a ñàkk mais doo ci mën dara da ngay noppi rek ndax réew mi boo waxee am na yoo xam ne boo ci waxee sax ñu sikkal la moo da ngay noppi rek di seetaan waaw. noppi rek di seetaan waaye yow yaa dàq wéy ci réew mi wala. waaw je suis le meilleur artiste musicien compositeur de ce pays waaw loolu yàlla dogal. dama gis yow amoo album amoo dara amoo sax single. jàmm. non ci Sénégal 7 nuyu nañu leen ki ñu toogal nii n'est plus à présenter gis ngeen ko tey ñu ànd ak moom fii ñëw ci hôpital bi Albert Royer
jël koor gi mu yàgg def ay action sociale yi nga xamante ne moom lay ñëw fii ànd ak xale yi ñu nommé ko ambassadeur ci xale yi pour xale yi nekk fii tëdd tawat nekk fii ci biir hôpital bi. Aba No Stress, Aba bu TFM, Aba bu Dakar ne dort pas, Aba bu dëggantaan. Aba nuyu nañu la. ñu ngi leen di fay waa Sénégal 7 donc fii moom suñu kër la équipe bi fa nekk yëpp suñuy xarit lañ donc kontaan nañu bu baax sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax a baax. sa yëg-yëg lan la avant ñuy wax ci leneen sax lan nga nekk di ressentir ni actuellement. waaw loolu la donc comme ni ñu duggee woon sànq rek gis xale yi nga xam ni dañu feebar et tout donc da ngay yëg en tant que père de famille da ngay yëg ni que ni sa doom moom mën na fi tëdd parce que ñu fi tëdd tamit dañuy nekk suñu ay doom quand même donc dafay loo xam ni peut-être du neex suñu xool carrément mais dañuy sant yàlla xam ni yàlla moom mooy dogal ci nit mooy xool lu ko neex mu def ko ci nit mais daal suñu xool du neex à 100% suñu xool du neex waaw. sa xol du neex à 100% lan ngay yëg tamit boo duggee ci benn salle gis ay xale yu feebar waaye ñu gis la rek Aba di yuuxu Aba di kontaan ci gis la te ñu gis ne loolu c'est pas donné à tout le monde yow yàlla yeggal sa tur fenn fii ba boo gisee ay xale yu feebar sax ñu jóg bëgg a dal sa kaw loolu lan la lay def. waaw ça fait plaisir hein parce que yaakaar naa ni ñun bu ñu nekkee ay ambassadeur xale yi peut-être waa direction hôpital bi ñoom xam nañ sama relation ak xale yi quoi xam nañ ni ma mel ak ñoom man xale yi ñëpp la ñuy wax ay tonton papa man Aba rek ngay dégg man donc seen day yaakaar ne man ak ñoom ñoo bokk même at donc loolu laay dund ak ñoom donc bu ma duggee ñu daal di may gis di yuuxu Aba ak dara parce que dañoo gis seen gaañ la ñu gis seen xarit la ñu gis donc loolu mooy plaisir bi et puis loolu mooy tax may sawar di ñëw di leen seet pour man rek dama bokk ci ñi nga xam ne mën naa leen a faj pour man su ma ñëwee buñ ma gisee rek mën na am lu mu wàññi ci ñoom lu bëree bëri quoi waaw. yoon bi tamit yombul woon Aba parce que boo gisee fii ay xale yaakaar ne ñii peut-être ci kanam dinañ dooni mag ay futur Aba No Stress ñoo fiy toog ay futur ñeneen ak ñeneen ñu tëdd ci lal yi nii mais de Ababacar à Aba No Stress yoon bi nu mu demee woon. ay futur Aba moom day xaw a ëpp moom benn Aba rek baax na ci réew moom chaque génération benn Aba génn ci Aba yu bari moom baaxul ci benn réew. perturbateur la ñu nekk donc mu ngi noonu donc sant yàlla parce que noonu la xale banlieue xale bu ñu yar fi la li nga xam ni moom la ñu war a def ci xale yëpp ngay feebar say parents di faj ak yooyu yëpp nga màgg tey xàmme yoon am leneen loo bëggoon nekk. yàlla ne loolu ngay nekk lii ngay nekk donc yoon bi noonu la demee woon tey moo tax comme màgguñu ci ñun judduñu ci xamuñu ko xaalis bu ñëwee rek pour ñun dañ ko war a bokk donc moo tax lu ñëw rek dañ koy jéem a bokk ak nit ñi donc ci éducation boobu la ñu am banlieusard tey fii ngay añee suba nga añee fële tey nga fanaan fii suba nga fanaan fële malgré ay parents yu strict nga amoon yu metti mais c'est ça la vie de la banlieue quoi donc noonu la demee après loolu moo lay topp amul ay siiw nga amul kii nga amul dara ci suuf rek waaw. suuf rek dañuy wax ne boo suufeewul sax gars yi waaw nekkal woyof daal. waaw mais loolu mooy nit parce que boo woyofee mën a ànd ak ñëpp nit kuy dem rek da ngay neex a yóbbu kuy dem rek da lay fopp ànd ak yow mais bu dee da nga diis wala nga xaw a metti nit ñi dañu lay sax tiit quoi dañuy xaw a bàyyi xel ci sa yëf bu baax a baax a baax waaw. mais parfois ñu dégg diw jël na alal maye na tant de millions diw maye na tant de millions wala def na tant de millions fii te ay xale tëdd fii nii feebar boo fi duggee nga xam ne peut-être xaalis bi ñoom ñoo ko moom nag fu leen neex def seen alal waaye am na leneen lu warlu ci millions yooyu ñuy dégg te ñuy tëdd fii di dégg loolu. c'est une question très pertinente dama koy xaar ci buñ may laaj lu bari parce que bari na ñu am xaalis di ko yóbbu feneen ñoo xam ni dañoo xoolul lu sensible ci ñoom. parfois nga def dara nga filmer ko ñu naan la ba leen di def di ko wane non defoo pour di ko wane woog yooyu mais da ngay def pour wane ni am na feneen fu ñuy def lenn koo xam ni peut-être kooku ñàkk yëg ni am na lu xew fii moo tax muy def loolu mais alors nit dina jël 5 millions perte ko fenn nga wan leen lu mel ni suba mu wàññi 2 millions 500 indi fii même bu dee yeneen 2 millions 500 dina ko bàyyi fa dañ ko koy nangul parce que ku ci nekk sa xaalis yow yaa ko moom mais parfois il faut que ñuy wane actes yi pour nit ñi nga xam ne ñoo baax am ko mën ko di def xam ni am na fu ñu war a def yenn actes yi. parce que am na ku peut-être ku xelam toll foofu sax dina ko gis ne bu kaa ñuy dem di wane lii nii dañuy ngistal ak affaire am na solo nga gis kuy jaay wala nga gis kuy tabax wala nga gis kuy dara nga waneel ko ñu ne influenceur nga mais influencer yu mel nii prison yeeg hôpital yi am na solo lool parce que di nga influencer nit ñi ñu xam ni am na fu ñu mën a dem pour dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk donc lii ñu bëgg ko ñu bañ ko dañ koy wane.
dañ koy wane mais Aba influence da nga wax influence boobu ñu gis jamono ji ni réew mi takkarnaase réseaux sociaux yi ku ne di génn énergie bu ñuy perte foofu noonu yaakaar naa ne bu ñu ko dajale woon positiver que tuuti dina am leneen lu mu mën a jëriñ réew mi. waaw mais xam nga àdduna moom boo ci nekkee da nga nekk ci benn pays boo xam ni dafa bari démocratie donc ku ci nekk am nga droit di defee nu la neex mais man dama bëgg sama énergie ma koy def ci no stress ak fexe nit ñi di reetaan man parfois sax nit ñi duñ comprendre ni que réew mi bu xawee tàkk tuuti wala mu yëngatu damay jéem a def humour pour ñu reetaan. yàgg dañu acharné wu sa kaw ne la c'est pas le moment c'est pas nangam c'est parce qu'ils n'ont pas compris que ni buy metti man sama rôle mooy ma koy seddal di ko neexal muy neex tey amul muy metti ma naan kii moo tooñ wala kee warul ko def li woon non man pour man bu ñëwee rek loolu sax di metti noonu ba metti war naa ci mën a créer dara kaf ci ba nit ñi reetaan ci ba apaiser cœur yi après ñu àndaat dox man loolu mooy sama rôle. donc loolu moo tax parfois réew mi bu méttee gars yi gis énergie boo xam ni dafay metti ñu. li ñuy perdre ci live yi saagante bi wuññante sutura bi kii di génnee sa awra morom kii di def lii kii di def laa vraiment te boo ñëwee fii yaakaar sox nañ leneen lu dul wanante. parce que yàlla loolu du ma ci wax. mais dama ne énergie boobu gars yi di perdre foofu rek énergie boobu gars yi di perdre buñ ko dajalee woon wallahi le temps ngay live yaakaar naa buñ ne woon nañu def ket ku ne joxe 100 francs ku ne waaw dañu ku ne buy joxee 1000 francs influenceur bu ne bu joxee 5000 ñu xaar journée Aba sax ñu jàppale ko bu ñëwee dëgg la c'est que li nga xam ne moo utile te ñu mën ko def dafa bari trop mais nag ku ci nekk yaa moom sa connexion moom sa portable moom sa bopp moom sa image moom sa li ngay def lépp donc mën nga ci def la neex mais nañuy bàyyi xel ci ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la quand même. ngay jeune aussi on peut dire un jeune bi nga xamante ne peut-être jàpp naa ne ambition yi romb na fii sax mais un jeune peut-être qui a réussi bu dee duñu la catu mais lan mooy doon message bi nga xamante ne moom ngay jox sa moromu jeune bu ñu ne Sénégal population bi majorité bi yëpp ay jeunes lañ lan mooy doon le message. Un jeune qui a réussi c'est m'anticiper donc egg ñu ngi ci yoon bi. qui a un peu réussi quoi. ñu ngi ci yoon bi yoonu amul secret. xale day sawar am jom am fulla am fayda bëgg lu baax donc boo ko bëggee rek mën nga tegu ci yoon boo xam ni yoon dëgg lay nekk yoonu dëgg fulla ak fayda bëgg lu baax am jom donc boo amee fit après yàlla mën na la ci génne loolu rek mooy secret bi bëgg liggéey waaw fit am jom am fulla am fayda waaw. élection yi nag législative yi ñu jëm ni no stress lu tax utu leen parti no stress di dajji ñii di dajji député yi. ñun li ñu am moo gën a fort assemblée. dama yaakaar assemblée soxla nañ fa Aba bu yëfi tàkkee ba kii. assemblée la de fii parce que ñëpp fa daje assemblée la de dañ mën nañ. yaakaar ne Moustapha Niasse bu naan acier wu benn. Aba dañ koy reprendre daal di koy publier waat ñëpp xam ne Moustapha Niasse moo waxoon acier wu. sant naa gërëm naa waa Sénégal 7 ñoo fa et puis kontaan naa bu baax a baax ci ñëw gi ngeen ñëw daal di jàpp ci communication parce que communication du doy et que lu baax la ñu koy def ngeen xam ni lu baax la ngeen ñëw jàpp pour ñëpp mën ko gis ñëpp mën ko wane sant naa gërëm naa bu baax a baax vous êtes ma famille et ñoo bokk ñun ñëpp li ñu bëgg yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm kontaan naa bu baax a baax. C'était Aba No Stress yaakaar naa ne gis nañu lii la ay jeunes di soxla lii la xale yi soxla li ma wax sànq rek énergie yi ñuy dajale pour yu négatif yi ñuy dajale pour perdre temps ci yeneen bu ñu ko positiver woon bu ñu ñëwee fii Albert Royer gis ne am na ay xale yu sonn yi nga xam ne soxla nañu seeni mag pour ñu ñëw taxaw leen Fallou Mbaye maa ngi lay gërëm sama caméraman kon ñu ngi leen di jaajëfal à très bientôt ci yeneen daje.